bismillah ñaanal na lu la jàmm yow mi ni topp ci sunu càllale giiri xalam tey nag ñu bëggoon la indil ak yaatal ngir nga xam ana lan mooy ndog li gën a rëy li tax sunu réewi Afrique yi ba léegi mënunoo moom seen bopp maanaam fuuxal nañ leen am piirte muy liberté di leen ko waxal ci kaw waaye joxuñu leen ko ci dëgg-dëgg la tax loolu nag mooy danoo jël seeni fit ni leen ginnaaw bi ñu leen tëjee ci néeg bi ba jéngi leen ba noppi ni leen léegi may nañ leen am péex ku ne man ngaa dem ak sa bopp yaa moom sa cëgal guy dañu ne leen waaye nag balaa ngeen di génn néeg bi lii lañuy sartante ak yéen sart yi nag fukk lay nekk ak benn ku ci nekk balaa ngaa mën a dem fenn danga koy nangu ba noppi gëmloo ña fa nekk itam ni leen ba àdduna di tukki nii rek lay war a mën a demee ñoom ñu daal di koy jël def ko seen bopp yi ni ñu gëme téereb yàlla bi nu ko raw la ñu ko gëmee ndéem gëm nañ sax téereb yàlla bi fukki sart yooyu nag ak benn nga xam ne li feek saa Afrique yi ñoo ngi koy def seen bopp mënunoo waat mënunoo wax mënunoo def ba suqaliku bu malaaka yi wàccoon sax ci kaw suuf di leen jàppale mënunoo wax ba suqaliku li feek fukki tomb yooyu moo ngi fi wax naa la nag ne la tubaab bu ko leeral ni fitta sore bu ko defee Afrique daal ni jëmm yore lépp lu àdduna yore mu dem tàkk ba jeex ko ku gënal ndax xalaatu ko jàpp ni saa bu ñàkkee Afrique léppam yàqu kon nag ndax sa Afrique bi moom mooy taamoo doonub jaam wala mooy taamoo doon gor ñaar yi doo nga fi des ndax saa bu nu waxee ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ni tubaab yi lii tubaab ñoo defoon sunuy maam lii nga gis kenn daan ni la waaw ñi fi nekk kët seen yoon nekku ci seeni maam a ko defoon ñun ñi itam sunuy yoon nekku ci ndax sunuy maam lañ ko defoon te ña ko doon defante kenn nekkatu fi aha kay kuy wax loolu xamal ni daa xamul fuy metti waaye seeni maam ña nga xam ni ñoo fi indi woon lii fi am ak la fi amoon xamal ni ñooñu seeni maama leen ci jiitu ndax mbirum tooñ mi muy mbiifiir gi li ñuy tudde njàppum jàmm muy colonisation mu ngi tàmbali ñeenti xarnu maanaam ñeenti téeméeri at lu jiitu nun ñi ñuy dikk. L'Afrique a été réduite à 400 ans d'esclavage, à 250 ans de colonisation. Et aujourd'hui encore, l'Afrique est sous la domination de ces délinquants, ces va-t-en-guerre, criminels en col blanc. xam na ni ci jamono ji gisuñu kenn di dund ñeenti téeméeri at kon la muy tekki mooy luy toll ak juróomi maas maanaam 4 générations dund nañ ci toroxtaange ak tooñ goo xam ni mu ngi bawoo ci loxol tubaab ginnaaw ba nga xamee ni nit ku ñuul fekk na tubaab ñu duma ko ba koy génn réewam ba seen kilifa ka daw dem Angleterre naa réew maa ngoog xool leen noo leen di def Afrique moo dem xettali tubaab mi nu doon duma génne ko ci toroxtaange gi ko tubaab tegoon moom Afrique moomee ko ca tegoon mu ko ci génnewoon ndokkeeliwuñ ko dara ginnaaw loolu lu may buum gu metti gu daw yaram ginnaaw ba ñu leen boomee itam ñi fi def sa kus néew ñu ni ñii bu ñu leen bàyyee noonu day yomb tubaab dëgg mooy jaam dëgg nanu daal di def kay mooy dañu njaam gi dafa war a dëkk ba àdduna yi tukki nu ñuy def nag ba mu tukki mooy dañuy fexe ba ñii fi des sa kus néew ñu galeen ni leen lii da ngeen koy signé muy fukki tomb ak benn ndax fukki tomb yi ak benn li feek ñiy ñëw ñoo ngi koy doxal seeni njaboot ñooy nekk sunu njaami ay njaboot niki nga xam ne ñoom seeni maam dañ leen a liggéeyal ci jël ay góor yu set wecc def leeni jaam ñu wéyale ñoom ca tooñ nga ak ci crime contre l'humanité muy ñaawal jëmale ci nite gi gën a ñaaw ci àdduna fukki tomb yi nag ak benn li ñu lay njëkk a xamal mooy bul gëm mukk ni fukki tomb yooyu daa nekk yoo xam ne yàllaa ko bind wala yonentam ni ku ci jaarul dama lay duma déedéet tubaab bu tikkiwul dara moo ñëw bind ko daal di bëgg nun ñu nekk jaam bu nu ñëwee waaye am na ñu weddi xamle ni tomb yooya waxi nax sa xandang la loolu mooy lan
nun bu neenu nun am nañ am pixte maanaam nit boo nee ko demal yaa moom sa cëggal buy sa buuma ngi sa baat amatut foo koy jaarloo wala nga naa ko lii nga may defal wala nii lay def ak yow su ci loolu amee kon tuddatul liberté tuddatul indépendance kon ba léegi dépendance la kon fukki tomb yi ak benn fekk jëlunu ko ñu xotti ko ba mu sew ñu def ko ca taal ba dox ak sunu bopp xamal tubaab ni ko moomoonu yàllaanu moom nanu leer ni ñu bañ ko ak ñu nangu ko ay jaam lañu. Je défends les intérêts de mon pays comme M. Jacques Chirac défend les intérêts de la France ou Léopold Jospin ou M. Clinton les intérêts des États-Unis. ñi nga xam ne ñooy ndonol seeni maam di ay tubaab nekk fii nii ci jamono nanu xam ne lu ëpp ca la nga xam ni am nañ ko ci am koom mooy la seeni maam sàcc woon ci suñuy maam ak la nga xam ni dañ leen ko agressé woon maanaam jële ko ci ñoom ci force doole mbaam. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. leneen li ci toppaat ñoom bu fekkee tey ni dañ ni danoo nangu ni seeni maam lan doon def jaaduwut kon bépp bind bépp sart boo xam ne seeni maam dañ koo sartante woon ak sunu maam yu ñu nappoon wala ay jaam yoo xam ni ay tubaab yu ñuul lañu ñoom bu ñu ñëwee dañoo war ni lii teguwul fenn nanu ko jël ba mu jekk ñu xotti ko sànni xam ni lii tooñaange la ñu bàyyi ñii tout tranquille ñu wëy ak seen bopp waaye defuñu ko dañoo jàpp ca loola jàpp gën a metti gëj ci seen ay maam defoon jàpp ni ñoom ñoonu moom ñoonu sàkk ñoom dañoo war a jëfandikoo ni ki ay xar ak bëy wala ni ki sax ku yor sa jinax saa boo bëggee fil foo bëgg dugal lii nag nun noo ko nangu. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. Les 11 accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique francophone, peu de gens le savent, mais ils existent. Il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leur ancienne autorité administrative, la France. Ces accords... fukki sarti ak benn nag soxal na wàllu koom muy économie wàllu militaire muy wàllu soobéré ak wàllu politique waaye nag noo ko nangu rek nde du wax yàlla du wax yonentam. Accords concernent de nombreux domaines tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. bi ci njëkk mooy tonoowug mbéeféerkat yi muy tooñkat yi nun ñi nga xam ne nun lañu nootoon nun lañu jëloon jaay sunuy maam jàpp ci ñoom ay nangami millions yu du jeex rey ci ñoom ay nangami millions yu du jeex ñoom lañu financé woon lañu war a na tono woo nun ñii ñoo leen ko war a fay loolu la ñu nu wax ci tomb benn bi maanaam mboolem lu ñu fi tabaxoon ci ay xeeti pont ci ay xeeti bâtiment lu ñu fi sampoon teen bu ñu fi gasoon forage bu ñu fi bënnoon lépp lu ñu fi defoon loo xam ne ñoom la amuloon njariñ ginnaaw ñoom bi ñu fi jógee nun ñoo leen ko war a fay ci force doole mbaam. La première, il faut le préciser, le premier pour moi, la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Ça, c'est en un. On parle bien sûr, les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Voici le premier accord. ñaareel bi mooy war a confisquer suñu mbooleem réserve financière yi maanaam suñu ndëxañteef yi am lente yi ci wàllu yooloo maanaam mboolem réew yu sa Afrique yi seen ndëxañteef yu finance yëpp dañu ko war a joxe ji maanaam déposer ji ko ca banque de la France maanaam ca rënkukaay yu tubaab ya diirub 1961 atum junni juróom-ñeent téeméer juróom benn fukk ak benn
ñu wax ni moom France moo yore ndëxañteefi finance yu fukki réew ak ñeent yu Afrique moom ngi dégg nii ci kanam te sunu réew mi di Sénégal benn la ci. Deuxième accord, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde, entre guillemets, les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. ba ca toppaat mooy ndoxalu politique wu xaalis bi maanaam la gouvernance politique monétaire lépp day nekk ci yoxoy ndoxalu France te du am genn lënkaloo wala genn gëndaloo ak réewi Afrique nga xam ni ñoom ñooy borom mbir moomee maanaam ñoo ko seq ak moom ñu war a gàddu 65% ci seen ndëxañteefu koom moomu ngir mën a sottal loolu war a jël itam 20% ci téeméer muy 20% ci seen ndëxañteef yooyu ngir mu nekk loo xam ne dañ koy denc moomale ko seen bopp ngir xëy na bu jafe-jafe amee wala risque lii moo yebaate dëgg ngir ñu tënkal leen ko rek. ci noonu itam banque yi nga xam ne ñoo gëweele kéewum réew yi nekk ci CFA li ñuy leble daa am fu nu koy yamale suñu ko nattee ci li réew mooma di génne ci ak moomeelam te mboolem ndëxañteef yi nga xam ne réew yi amee nañu ko ndoxaluk France maanaam administration française moo koy saytu moo koy denc mooy xool na ko ca neex mu doxe na ci tënk te mboolem banque yi nga xam ne ñoo nekk ci kéewum réew yi jëfandikoo CFA amuñu benn sañ-sañ wala benn dogal ci politique monétaire maanaam ci politique wu xaalis bu seen réew yi maanaam ñoom ñii nga xam ñoo koy jëfandikoo amuñu benn sañ-sañ ci xool naa xaalis bi nii leen ko war a doxale wala nee maanaam daal France mooy xool na ko ca neex ñu doxe noona ci force doole mbab. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que la CEMAC ou encore la CEDEAO. Ainsi, du xam ni mboolem réew yi nga xam ni ñoo bokk ci lii amu ci kenn koo xam ni mën nga ni man de lii la am ci ay ndëxañteef ci mu leer te mu leer la lii yaa ko moom nga xam ne ndoxalu jiba maanaam trésor bu français moom mooy xool na ko ca neex wala na mu cay doxe mu doxe ko ca te itam mboolem li nga xam ne moo ngi xew ci coppatug lii banque centrale yu réewi Afrique yi dañuy wax ne amuñu ci benn saabal France itam di ci gagné lu toll nii ci ay milliards de dollars niki ñu la koy indile ci leeral gi sa kanam ci tënk de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. kenn ko am sañ-sañu taxaw naa da nga ci lu ñutu dara mbaa da nga ci leerlu dara te itam mboolem réewi Afrique yi nga xam bokk nañ ci lii amuñu sañ-sañu xam seen ndëxañteef yenu fa am lu muy daal at mu jot mën nañ leen a gaaral la ñu ci am ci luy toll ni 15% nii leen lii de am ngeen ko fi waxi dof xanaa la mbir mi gën a nuru suñu bëggee xam lu gën a bari loolu muy 15% yooyu dañu leen may ñu leb ci seen 65% yooyee ñu am ca jibaal saa France ya ngir mën a amal seeni yaxantu maanaam leb sa alal ji nga xam ni yaa ko moomal sa bopp maanaam may nañ la ko li nga moom yow sa fukki junni yi nga def ca kër ga denc ko may nañ la sañ-sañu nga leb ci luy tolloog nangam lii waaye sañu ñëw jëlal ko sa bopp lii daal lu kenn xamul la. De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État de l'année N-1. France itam
réew yi nga xam ne ñoom moom yoo yële ndëxañteef daa am fu mu yamale la ñu ca sañal lépp ngir mën a def ak yaxantu wala lu ni mel maanaam yéen moom lii maanaam yow yaa moom 20 junni yi waaye 20 junni yi lu toll ni dong laa la ci wax ne la yaa ko ci moom maanaam moom nga sañ a xam li nga ci am ci li nga ma dénk ginnaaw loolu itam li nga ciy leb daa am fu mu yem suñu ko weesu maanaam su fekkante ni menn réew bëgg naa leb loolee mu moomal boppam jëlandoo lépp danaa ko diidit lii nga ciy mën a jël fii la li nga ci moom mën a yem itam lii mooy acte veto maanaam droit de veto. On estime maintenant que la France détient, il faut le dire, 500 milliards de dollars auprès de son trésor. Elle est donc prête à tout afin de combattre toute personne qui cherchera à faire la lumière sur le côté obscur de ce vieil empire. Les pays africains ne disposent pas d'accès à cet argent. La France, on va le préciser également, leur permet d'accéder à seulement 15% de l'argent chaque année. Si elles ont besoin de plus que cela, ils doivent emprunter de l'argent supplémentaire à partir de leur propre 65% du trésor français à des taux commerciaux. En fait, vous prêtez votre propre argent. Vous détenez de l'argent, mais vous le prêtez à vous-même. Allez savoir comment ça se passe. De plus, la France impose un plafond sur le montant de l'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond est fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Eh bien, si les pays africains ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, la France dispose d'un droit de veto. La grande interrogation, c'est pourquoi? ci topp mooy mépp réew moo xam ni amee na ay mbanjaxit wala ay mbanjaxaan maanaam ay ressources naturelles rek muy mballiti mbindare mi France ñoo am sañu njëkk jënd balaa menn réew di sañu jënd balaa kenn di sañu jënd France ñoom ñoo am sañu jënd ba noppi su fekkee France bëggut su boobaa ci la ñuy door a sañu wëraat keneen ku nuy jaayanteelaat naa ko kaay ma jaay la wala bu ma la jaay ay waaye ndaw. Numéro 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Eh bien, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « Je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Allez savoir. ba ca toppaat mooy ñoom waa France seen entreprise yi ñu am ci réew mi ñoo ëpp sañ-sañ maanaam ñoo gën a yey ci bépp marché public wala bépp appel d'offre bu ñuy amal ci yooyu yële réew te sunu réew mi di Sénégal nekkan ci benn ci attribution bi itam entreprise yu français yi ñoo ci gën a yey ak ndonte benn entreprise bu africaine am na benn sañ-sañ wala genn man-man ci jot yooyu yële dogal wala man ca dara amul sañ-sañu jël ca dara lu dul ni entreprise yu français ya dañoo soxlawul mbir ma ay waaye ndaw. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Eh bien, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. Je vous prends un cas. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics. Eau, électricité, téléphonie mobile, transport, port et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. loolu tax na bu nu xoolee réew yi tugal yi maanaam entreprise yu français yi lu ëpp ci li doxal sunu réew mi ñoo ko yore bu dee ci wàllu jokkoo gi bu dee ci ndox mi bu dee ci courant bi bu dee ci soroj bi muy gasoil bi maanaam yëngut yi ni def yépp te mu nekk yu mënula ñàkk moo ngi ci seeni yoxo lii mooy nootal dëgg lii nag mooy njàppum jaam dëggantaan ba ci toppaat muy àqi loofoon sunu ay soobére muy ay soldaar ak taxawee seenu tàggat ak lootaabe seenu doxalin ci seeni yoxo la war a. 5.
droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Eh bien, grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et des accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation, vous avez bien compris, en France. ba ci toppaat muy ñi nga xam ne ñoo jiite xare bi di ay officiers supérieurs maanaam kilifa yu mag yi France am na sañ-sañu ñooñu nga xam ne ñoo jiite soobiri si ñu jëlal leen seen bopp tàggatal leen seen bopp def ca ñoom lanu bëgg ak nanu bëggee ñu doxalee ni ak nanu bëggee ëllëg su lu nu xamul amee mbir mi doxee noonu lii de la waa ji wax ci tënk. beneen ba ca toppaat muy su jafe-jafe amee ak ñàkk déggoo France am na sañ-sañu jël ay soobeeram tàbbal ko ci réew mooma ngir aar moomeeli doomi réewam maanaam ni ki tey peeñ yi fi amoon ca bisu mars boobee woon maanaam weeru mars atum 2021 peeñ ya fi amoon gaañi di yàq moomeeli tubaab yi France bu nu dégloo Éric Zemmour wax na ni seen njiitu réew yabaloon na marine française ngir mu ñëw daal di tàbbi ci xare bi suñu ñëwee am nañu sañ-sañu li France moom ñu daal di ñëw éew ko ku ko laal bal tàkk sa kaw te seen yoon nekku ci leneen la ca des lu Sénégal moom bu leen neexee mën nañoo yàq waaye kenn du sañ yàq lu France moom lii la la waa ji wax. Alors comment le pays peut se sortir d'une telle crise, Éric Zemmour? La France doit-elle intervenir alors même que ses liens avec le pouvoir sont justement dénoncés par les manifestants? Exactement. Alors d'après les informations que j'avais cet après-midi, on me disait que Macron avait hésité, qu'il avait songé d'envoyer la marine française, une intervention militaire, puis qu'il s'était rétracté. Apparemment, c'est lui qui a fait pression sur le président pour que l'opposant soit immédiatement libéré. naka noonu bu ñeneen jóge woon feneen ñëw di yàq réew mi France sañ naa yabal ay sobirim ngir ñu ñëw aar la France moom du ñëw aar nit ñi wala sax ñëw aar li réew mi moom seen yoon nekku ca bu ñëpp di jeex waaye li France moom bu mu jeex bu ko kenn laal loolu mooy li waa ji wax. naka noonu itam tey bu jafe-jafe amoon wala ñàkk déggoo moom France am na sañ-sañu tàbbal ab xareem ci mbéeraayu ku nekk ci réew yi na mu ko neexee niki noonu la amee sañ-sañu samp ab xareem muy ay soobereem ci réew mu ko neex ca na mu ko bëgge lii de la waa ji wax. Que ça. Messieurs, en 6, le droit pour la France de déployer les troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Pas les intérêts du pays en somme, mais ses propres intérêts. On parle bien sûr des intérêts de la France. ba ci topp te gën ci ñàkk fayda mooy làkk wi nga xam ne ci la ñuy yare suñu njaboot force làkku français lay doon maanaam suñu doom yi nga xam ni dañ leen di war a jàngal nga xam ni koo ci laaj luy loxoom won la ko koo ci laaj luy bopp bët tànk bakkan biir mu wax la ko ñu ni la léegi loolee mu xam dara baaxu ci làkk woowu du aw làkk loolu dara amu ci njariñ kon faaw dañuy ñëwaat naa ko la tête dañuy ñëwaat naa ko mais dañuy ñëwaat naa ko ventre dañuy ñëwaat naa ko ne ak yu tekkiwul dara ngir mu gën a mën a dëya ngir du xam dara ndax daañ wax ni ci nettali ni jamono yi ji nga xamee ni tubaab bi samp nañ fi seen daara yi maanaam seen école yi ngir jàngal doomi réew mi am na benn ci jàngalekat yu ñu jële woon ci réew mu indi ko fii bi mu ñëwee mu xool yoon wi gënoon a gaaw ngir xale yi nànd te mooy xool li mu leen di jàngal mu dëppale ko ak seenu làkk dañ ko daal di delloowaat ni ko di lii moo tax ñu indi la fi waaye li tax ñu indi la fi mooy nga yàq seen jamono jël leen def leen ni tubaab waaye waxunu nga ñëw di leen jox xam-xam bu ñu demee itam ci téereb ku ñu tuddee Jean Parc téereb ku ñuy wax Jean Parc dañu fa fekk muy wax ni ñi nga xam ne ñooy doomi Afrique yi seetlu na ni li tubaab yi di jàng ci juróom-benni at jàpp juróom-ñaari at ñoom mënees nañ leen koo jàngal ci bennum at maanaam ci mennum at waaye mooy bu nu ko jaaree ci seen làkk yi loolu nag nun mbooleem ñi nga xam ni ñoo dëkk ci milim réew mbooleem ñi nga xam ne ay jàngalekat lan ku leen laajoon li ñuy jàngale ci école yépp bu ñu ko defoon ci làkk wolof ci ñaata at la ko xale bi jàng
ñoom ñëpp xam nañ bu wér ni mboolem li xale yi di jàng ci juróomi at ci làkku jàmbur ku leen ko defal ci seen làkk bi ñu jàng ko ci mennum at loolu lu wér la. itam ginnaaw jànge ci làkku français faw itam ñuy wax làkku français wu nga xam ne suñu yoon nekku ci itam faw ñu jël mbattitum français daal di koy dugal ci suñu biir ndax dañuy wax ni kenn ci seen njiit yi woon muy ku ñuy tudde Jules yi ba mu jaaree fii ci Afrique dañu ñii ngir ñu mën leen a defi jaam faw ñu fexe ba seen mbattit mi nu yem seen mbattit mi nu yor muy seen culture faw ñu jël ko soppe ko ci ñoom faw ñu fexe ba ñu xeeb seen bopp ba bëggatunoo nekk li nu doon li feek mënunoo jël li nu am xeebloo leen ko seeni làkk seen mbattit seen bennoo gi ak seen dimbalante gi li feek mënunu ko dindi ci ñoom mënunoo fexe ba def leen i jaam ba moom leen nu ni kon lañuy njëkk a def mooy fexe ba mbattit minu moom ñoom nanu ko soppi ginnaaw loolu mooy jëfandikoo xaalis bii di xaalisub jaami France yi muy franc bu jaami France yi maanaam franc des colonies françaises mu nekk loo xam ne itam ci sàrt yi lan ni képp ko bokk ci réew yi da nga ko jëfandikoo force doole mbaam ba ca toppaat mooy at mu jot mboolem li ñu am ci ay ndëxañteef ci ay moomeel ci ak yokkute dañoo war a bind lépp ba mu leer ñu jël ko yut ko France ni leen lii mooy li am ci réew mi ak li fi xew beneen ba ci topp mooy sañu noo am ak giflante wala ak lënkaloo ci wàllu coobere wàllu xare maanaam ab armée ci diggante sunu réew yi ak meneen réew lu dul ni France moo ca joxe ndigal te xam nañ ne loolu ndigal du am ba ca toppaat mooy jox loxo France muy ànd ak moom su xam saa soo xamee ni xarit àdduna am na wala jafe-jafe àdduna maanaam ak xiif lu mel ni ki crise mondiale su boobaa mbooleem lu nu am dañu ko war a jël bokk ko ak ñoom su fekkente ni kenn ñëw na dal seen kaw sunu xare ak sunu am ak sunu moomee lépp dañu ko war a jël jox leen ko ak ndonte sunuy soobir yëpp dañuy jeex ba ñoom ñu am jàmm ñu door a toogaat ay waaye. En cette, l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Oui, monsieur, vous devez parler français, la langue de Molière. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée pendant la colonisation. Elle s'appelle la francophonie et possède plusieurs organisations satellites. Eh bien, ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères. On parle encore là de diplomatie. Est-ce cela en tout cas la diplomatie? 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. On en parle d'ailleurs sur ce plateau à bouche que vêtue. En 9, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport de l'état des réserves. Je me pose souvent la question de savoir pourquoi. Je vais... mooy li nga xam ne kon moo nekkoon fukki sart ak benn muy ay accord yoo xam ne dañuy wax ni ci diiru la ñuy tudde PRT muy l'indépendance ci la ko gaañ a signé woon muy torlu waaye nag xëy na kenn dana ni kon daal léegi noom jaam gi moom jeex na dañ cee daal di dee ku ca dee dalaa neex gis nga lii lépp jamono weddi na ko na mu ko weddee mooy nañu dem ñu xooli Rwanda ba xam ñoom lii ñu wax yi ñangi ñoom am nañ seen fulla bu yàgg génn ci ba ci génn jotee yàgg na loolu ba ñu ci génnee mbooleem sart yi ñu wax ñoom doxunu ci ñoo ngi ci seen fulla keneen ka ci topp muy Mali man ci yoon wa te itam aw na yoonu génn ci yépp ak ndonte saa su ne ñoom ña ngay def la ñuy def waaye xam na ni Mali lëkkaloo na ak ñeneen noppi na ci làkku français ak yu bari yu France moom moo ngi doxi fulla yu boppam sëñ bi fullaay jaay Dakar kon bu nu kenn gëmloo ni lii mënuñu ci génn wala njaam gi mënuñu ci génn wallaay ku dee di jaam dalaa neex ku bëgg a dee ci ak njaam dalaa neex fii ku bëgg a gore tey jii ngay gore kon mbir mi dañuy neex rek ñu bëgg a nekk ay altoppe yoo xam ni bëgguñu dara ci sunu bopp bëgguñu dara ci sunu àddunay ëllëg sunu àddunay njaboot ñu jël leen tayli seen ëllëg bàyyi leen ñu di ay jaam ñu xam ni seeni wayjur seeni maam te muy nun defalul leen dara kon mbir mi nanoo xam ni dara yombul waaye lépp mën a nekk dañu koy gëm rek li ci toppaat am na ci yoo xam ni bu nu xoolee Abdoulaye Wade xamal na ni loolu lu mën a nekk la ndax bi mu ñëwee jëlewul na fi xareb France ba maanaam seen sooberi sa seen soldaar ya
kon yeneen yi ci des yëpp muy CFA bi ñu tuddee xaalisu jaam yi te ñuy jekkalaat tur wi ak mboolem yi mel ni moom bi yëpp mën nañu ciy génn sëñ bi dañuy neex rek mbaa mu bañ ñoo neex fii ku fi dee ci njaam rek xamal ni dalaa neex ak lii lépp nag amul menn réew moo xam ne mën nga ciy tënku ba noppi daal di suqaliku mu neex la ak mu naqari la kon faw ñu nungul yàlla jëfandikoo xel